It's dead in this town. di ñaanal Penda yàlla na yàlla jàppale yàlla na yàlla taxaw ndax li nga def tey sax yàlla rek ko mën tey Pape Thiam ñëw na tey boo xoolee candidat maire yëpp tey daje nañ fi sa kàttanu yàlla ndax ñëpp jox la cër ak ñëw fi muy occasion aujourd'hui bu ñu war a saisir ñun ñëpp doomu Njaaréem yàlla nañu yàlla dëppali ba xam ni le 23 dina ñëw le 24 dina am te bu 24 amee nag kenn ku nekk mën a xool moroomam waaye la koy indi mooy ñu rafetal waxtaan Moustapha gis nga ko dañuy waxtaan kafree te bu Dame Diop ñëwoon dañuy kafree Njaaréem benn dëkk la kenn mënu ko xar ñaar kenn ku nekk candidat sa yéene tey jii mooy Njaaréem nga defaral ko ba mu rafet kon xuloo amu ci werante amu ci Ndeye Diop Camara ma nga ne ma sœur kon tey jii di lancer message en tant que maire sortant man 3 mois moo fi dese te dinaa ko rafetal ba mu jeex nekkaat candidat di invité ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay quand boo dem mbokk ak bàjjen ak diw ma nga bokk ñii nga ànd ak Moustapha Gueye samay mbokk lañ ñi ànd ak Dame Diop mbokk kee la ñi benn lañu te bu làmb ji tasee rek lépp dafay jeex kii gañe ñu félicité ko kii gañe yàlla fal na ba pare film bi rek a fi nekk ki nekk maire yàlla fal na ko gars yi di invité ñëpp en tant que maire ñu rafetal discours yi sàmm mbokk yi rafetal dëkkandoo yi rafetal ànd bi rafetal kaddu yi respectante suñu biir ku ne joxe programme am ku ne wax xalaatam ci Njaaréem ñu déglu leen kenn ku ne mu def choix am ka war a gañe ka war a xam ne gañewut yàlla moo ko joxul waaye ka war a gañe ñu ànd ci gën a am jàppale moom lay wax saa su ne man Malick Fall bii ñëw de ki gën ci Njaaréem yàlla na ko yàlla fal su ma jàppee ni tey jii kenn ci ñun ëpp na ma benn poto lamp rek ci wërsëg kookee yàlla na ko yàlla fal xañ ma ko ndax xam ne dinaa am ndax kooku bu amee ma am loolu moo am solo suñ jëm yi amul solo Njaaréem rek am solo kon loolee rek laa noon naa ko soññee ci balaay daray xew ñu gën di jaxasoo di gën di nekk dafa am yàlla dafa dogal ñu am ci am lu ñu jëm mooy élection locale ñun la yàlla def Penda Cissé def ñu parrain bés bi en tant que promoteur en tant que entrepreneur en tant que homme de développement loolu moo tax Penda Cissé ne dinaa xool ñoo xam ne ay entrepreneur lañ jël leen jagle leen bés bi ndax guddi Bawol kon boog ñu ngi lay jaajëfal li tax ma ne am na lu monsieur le maire wax sànq ñun yàlla dafa dogal dañ leen di ñaanal ci seen ndombal tànk lu leen suñ borom dénk képp ku ci am ndombal tànk yàlla nga ko li nga xam ne moom nga ci yéetu wala boog yàlla nga ci am ndam ndax boo ci amee ndam ndamu Jurbel yépp la yàlla ngeen réussir ci seen mission waaye ni ngeen àndee nii yàlla doon it ànd boo xam ne mooy dem luy développer Jurbel parce que loolu rek lañu soxla Jurbel am na fu mu jógee te am na fu mu jëm am na fu Jurbel yoo ay bëgg mu jëm te am nañ ci yéen yaakaar yàlla bu leen tas yaakaaru Jurbel waaye ndénkaane bi nga xam ne moom lañ am yéene teg ko seen loxo képp koo xam ne ni moo gën ci Jurbel yàlla na ko suñ borom dénk ndax yéen seen jëm bopp loolu ngeen di ñaan ndax Jurbel moo leen ñor. nga xam ni moo am solo mooy kenn ku ci nekk da ngay am ambition jiite am ambition dagan baatu waa askanu Njaaréem dinañ ko def ci jàmm dinañ ko def ci civilisé dinañ ko def ci discours boo xamee ni dañ koy teg ci bilan wu monsieur le maire dañ koy teg ci programme wu candidat yi ci jàmm lañ koy def parce que ñun ñëpp ñoo bokk Njaaréem te kenn ku nekk ci ñun li la tax a jóg mooy Njaaréem avancé kon danañ ko def ci civilisé li ci des ñu bàyyi ko ci électeurs yi ci nga xamee ni ñoo nekk Jurbel li ci des ñu bàyyi ko loxoy suñu borom. li nga dajale fii tey ci doomu Jurbel
mooy Diourbel loolu nag bett ñu ci yow parce que ku la xam ne dans tous les combats de développement de Diourbel sa loxo mi ci biir muy jàng muy santé muy environnement muy leneen lu mel noonu te fekk nañ ci benn si kon boog soo taxawalee yow ak ñi nga àndal yëpp mouvement bu mel nii woo ci doomu Diourbel yëpp dajale leen Bara wax na ko léegi l'histoire retiendra ce jour mémorial bi nga xam ne nii doomu Diourbel yëpp daje nañ fi sans distinction politique et c'est important kon boog damay jaar rek fi ñi nga xam ne jël nañ ci kàddu gi jaar mooy ñun doomu Njaareem am nañ lu kenn amul parce que lii ñu dajale fii tey jafe na ci yeneen gox nga dajale fa ay doomu dëkk kon boog maa ngi lay féliciter di la sant mais aussi di féliciter responsable yi nga xam ñoom ñoo toog fii parce que ku ci nekk ci ñun def nga preuve de maturité de dépassement xam ne fu ñu mën a bokk ci politique ci mouvement ci leneen rek mooy suñu terminateur ko moom mooy Diourbel te lii ñuy def ñun ñëpp ñu tudde ko politique tudde ko leneen de benn objectif rek la benn finalité mooy lu ñuy suqalee Njaareem ak waa Njaareem kon gàccama nga la ama yéen waa Njaareem yi toog fi yëpp ci ñëw bi mais ci kàddu yi rafet yi nga xam ni dégg naa ko parce que nag dafa am fu jëm DG Moustapha Gaye wax na ko Jumaay wax na ko jàpp naa ne nam daan jaare rek lay jaare ñu def ko ci dal def ko ci fair play def ko ci discipline parce que ci suñu borom tànn ñu jàpp ne boo gën ci Njaareem ñun ñëpp ñu laxasoo yi topp ci gannaawam jàpp ne Njaareem li nga def fii day wane loolu ay Penda Cissé ay Diaw Bache bari na ci dëkk bi ay DG Moustapha Gueye ay maire Malick Fall ay DG Soumaré ay président Amath Niang ak ñu mel noonu bari nañ ci dëkk bi lenn rek moo ñu dese te yaa ngi ci yoon bi mooy ñoo ñëpp quelle que soit nos chapelles politiques ñu kuréelu autour de l'essentiel mooy le développement de cette ville de Diourbel qui nous est si cher. bi ñu ñëwee ñu waxtaan li ma gën a retenir ci seen doxalin mooy ñoom dañu fas yéene nekk benn mouvement d'alerte de veille et d'éveil des consciences te loolu dafa am solo ndax démocratie Sénégal mënuñu continuer di ko natt ci ay alternance ci ay changement à la tête du pays dañu war a am également une opinion publique forte ba nga xamante ne si bu ñu falatee nit à mi-parcours su fekkee dafa wàcc par rapport engagement yi mu jëloon ñu mën ko rappeler à l'ordre ne ko waxuñu woon lii wala jaarloo woñu woon fii donc loolu moom laay retenir essentiellement ñoom ci seen taxawaay te ma leen ci encourager ñu persévérer ci parce que dafa am solo parce que tey dafa war a jeex fal nit mu nekk ci li ko neex nekk ci boppam ñu naan waaw nañ bàyyi ba élection ñëwaat ça c'est trop facile dañu war bu ñu falee nit mu wax ñu programme wax ñu engagement ba ñu doyloo ko ba fal ko bu ca nekkatul nekk ci calendrier boppam nekk ci agenda boppam ñu mën ko rappeler alors bu tawee ñu jébaane ko bu tawee lu mu laaj ci jàmmaarloog moom ñu def ko parce que nag li mu yor moomu ko ñun askan wi ñoo ko moom te ñun ñoo ko dégg donc véritablement c'est ce que je retiens de ce mouvement di leen encourager di leen ñaanal yàlla sàmmal leen boppam musal leen ci ndok ak seytaane di ñaan li ñu jëgmal sun borom def ko mu sedd guy ndax ñu ni nen la yàlla ki muy tànn monsieur le maire wax na ko ba noppi ñun ñoo xamul danañ def it suñu dimension jàmm mooy dem sabablu dem wuti waaye ñu def ko ci jàmm yàlla defal ki gën ci Diourbel mu jiite ko bu ko jiitee ñun ñëpp ñu wëlbatiku kenn ku nekk fa mu nekkoon ci jàpp ci Diourbel pour que mu jëm kanam ndax ce qui est important c'est pas la personne c'est l'équipe qui va conduire les destinées de cette ville là te équipe boobu jàpp naa ni sax ça dépasse le cadre du conseil municipal tey ce qu'il nous faut c'est un manager capable tey de coacher toutes les compétences d'où qu'elles se trouvent pour que véritablement Diourbel mën a def de grands bonds en avant. ma sœur Penda Cissé dafa réussir lu extraordinaire ndaxte il a réussi à mobiliser n'est-ce pas le Benno Bokk Yaakaar ici en plein centre-ville mais dafa réussir également disons faire asseoir à nos côtés les responsables de l'opposition et j'allais oublier de saluer mon frère Diomaye Dioum
nga xamante ne c'est un homme de valeur donc loolu yombul ndaxte Pape Thiam jël na fi parole te ñëpp xam nañ fu mu bokk moom mii nga xamante ne moom mooy Dioum Diomaye Dioum moom itam jël na fi parole et il y a d'autres responsables de l'opposition qui sont présents ici donc loolu dafa am lu muy wane mooy ñun ñëpp benn nañ Njaaréem benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Penda Cissé j'ai pas besoin de te dire que je salue ton leadership ndax man ak yow yàgg nañ ànd dem nañ ba Bambey dem nañ ailleurs toi et moi pour mener des combats pour la victoire du Benno Bokk Yaakaar c'est une femme de cœur une femme engagée une femme responsable une femme boo xamante ni wax dëgg yàlla développement Njaaréem moom moo ko ñor te yemale ñëpp nag yemale ñëpp tous les responsables donc loolu yombul en tout cas félicitations et bravo pour cette très belle mobilisation. Yo, it's dead in this town.